ci lundi bi nga xam ne mooy tëj bis bi. leneen li nga xam ne kon moom lay ñëwaat mooy daal di tënk ci kan mooy Hizbut Tarqiyyah. Hizbut Tarqiyyah mbooloo la moo xam ne mi ngi juddu ci 1975-76 suñu wax 75-76 mooy année universitaire la boo xamante ne année académique ci la juddu waaye acte de naissance bi officiel di këyit yi nga xam ne le xalif général des Mourides Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di 3e xalif ba mu ko signé mi ngi doon février 1976 bi nga xamante ne Hizbut Tarqiyyah créé wu na mi ngi créé wu ci biir campus universitaire ci biir université suñu mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon muy Sëñ Atou ak ñi mu ko àndaloon doonoon nañ ñoo xamante ne bi dañoo am lu ñu yëg ci seen xol loo xam ne kooku leeral war na ko mën a xam mooy xam nañ ne tubaab bi mu fi bàyyi un système éducatif sóoraalewul woon li ñuy wax l'assimilation des valeurs culturelles de base maanaam ñu fexe ba am éducation boo xamante ne day tax doon gi ñu doon jullit mu doon loo xam ne du réer jikko yu rafet yi du réer waaye ñoom dañ fi bàyyi au contraire benn politique d'assimilation culturelle loo xam ne sax boo ko toppee ci wàllum njàng mi diggante école yu ndaw yi ba ngay dem université da lay soppi ci say jikko soppi la ci saw melo ba da ngay doon koo xam ne da ngay étranger à toi-même dootoo xam sa bopp. loolu ñoom nag yàlla suñu borom ci ndimbalam bi mu leen gindee ñoom suñu mag ñooñu ñu wax ne lii de war nañoo créer lu tax ñun loolu nga xam ne kenn fàgguluñu ko ñun ñoo ko war a fàggul suñu bopp. kon ñoom ñu daje ci biir université ndax boobu ay étudiants lañu biñ dajee ci biir université di gisee ci ay chambre étudiants yi boobu jamono yooyu ay tee débat lay doon waa daje di waxtaan xam ne kon am na lu manqué vide boobu nan lañ ko mën a combler loolu moo indi ñu créé ko léegi nag diggante 1976 ak 1981 am na benn diggante la boo xamante ne moom la tubaab di wax phénomène de civilisation donc dañoo nekkoon di daje waaye kenn ku ne boo paree da ngay jóg dem ñibbi kon dafa soppiku nit ñi day yéex du gaaw loolu phénomène de civilisation suñ koy wax tant que amagoo institution boo xamante ne day marquer la permanence day doon lu sax tant que amagoo ko phénomène nga koy mën a tuddee donc transformation nit ñi du gaaw moo tax diggante 76 ba 81 loolu moom lay marqué 81 nag point de fracture la boo xamante ne li muy jëkk a marqué mooy ci la ñu créé le premier siège en dehors du campus universitaire ndax université dafa am nu muy doxee noo xamante ne franchise universitaire yi ak ni ñu ko tëralee yow doo ñëw rek imposer sa doxin ne damay créer fii sama cadre doo fa nekk à l'aise ñoom ñu ne kon ginnaaw ñun ñoo bëgg a soppiku ñoo bëgg a assimiler ay valeurs yoo xam ne bu ñu nekkee université njàng mi dañuy fexe ba matale sart yi bañ a médiocre mais bu ñu demee tamit ci sunu ci biir àdduna ñu doon ñoo xamante ne ku ñu gis xam ne ay jullit lañu ay nit ñu baax lañu ay nit ñu yiw lañu ci la ñu créé à la SICAP Rydis le premier cadre mooy daara ji léegi nag dinaa tënk mooy cadre boobu bi ñu ko créé en 1981 diggante 81 ba 89 dox am na fi bu baax ndax boo xasee am daara rek activités yi day commencé am doon loo xam ne it day doon cadre de référence activités yi mooy boo bëggee jàng xam-xam ñëw jàng soo bëggee ñëw jàng xasida ñëw jàng soo bëggee jàng alxuraan ñëw jàng ko soo bëggee tamit xam sa diine ñëw fekk koo xam ne day def cours magistral wala muy def prôle loolu doon loo xam ne mi ngi commencé soppi membre yi soppiku googu nag membre yi commencé soppiku na ngeen xam ne fu ngeen dégg Hizbut Tarqiyyah mu àgg fa fondement yi foofu la tàmbalee ndax cadre boobu muy cadre de référence boobu moom mooy li nga xam ne fa la activités yi di développé woon noo xamante ne ay activité la yoo xam ne benn système de valeur ci lay sukkandiku mooy jàngaleem Serigne Touba te jàngaleem Serigne Touba du lu mu sos l'islam rek la loolu kon ci tënk loolu moo indi diggante 1981 ba 1989 daara ji dox bi tàmbalee gaaw tàmbalee màgg 89 ñu jógee ci cadre boo xam ne 20 000 francs lañ doon fay location parce que ay étudiants ñoo ci nekkoon mais 20 000 francs yooyu ñu doon fay location tenez-vous bien dafa mel ni dajale budget
primature du Sénégal wala budget yeneen ñetti ministère wala ñeent ndax 20 000 francs yi jafe woon na lool waaye yàlla suñu borom ci ndimbalam ba ñu doxee ba tey jii nga xool tey boo doon jël électricité képp Hizbut Tarqiyyah mën a fay peut-être ci benn mois lu ëpp juróom-benn million ci électricité te fekk na 20 000 francs de location mi ngi ko doon të en 1981 loolu day wane ne ab dox am na fi li ci kanam nag incha allah yàlla suñu borom mën naa def mu weesu foofu donc 89 nag ci liñ jógee ci Sicap Rue 10 am beneen cadre boo xam ne nag gën naa mën a accueillir développement wu organisation bi diggante 89 ba 91 tamit mu gaaw parce que ñi jëkkoon nekk étudiant léegi am nañu seen maîtrise ñii jóge nañu école normale ñii war nañu doon ay jàngalekat ñii ñu ngi nekk dans la vie active doonatuñu étudiant kon mënatul woon continuer doon daayira étudiant rek te tàmm nañu ci doxalinu daara ji loo xamante ne mënuñu koo bàyyi loolu moo indi les premiers affectés ñi nga xam ne dañu leen envoyé ñu servir à l'intérieur du pays wala feneen ñoom tamit ñu commencé créer ay cellules yoo xam ne dañuy affilié wu à la direction du daïra des étudiants mourides parce que boobu tuddaguñu Hizbut Tarqiyyah en 1992 sous les auspices de Cheikh Salihou Mbacké yal na yàlla suñu borom yokk ay leeram ci la turu Hizbut Tarqiyyah door a am sëñ Salihou moo ko tuddee Hizbut Tarqiyyah donc ñu xam ne 92 nag ba 95 le siège était à Dakar 95 ci la direction générale siège du direction générale à Touba ci lañ ko implanté diggante 95 ba tey ji nag mbooloo bi di dox activités yi di gën a yokku ci tënk soo doon tënk nag ne tey activité Hizbut Tarqiyyah ci lan ak lan lay yëngu dañ doo balaa ngay tudd dara da nga naan éducation muy tàmbalee ci préscolaire dem jóge ci primaire secondaire ba tey jii fi ñu toll nii ñu léegi incha allah ñu war a boucler cycle secondaire bi ba on a commencé à jeter les premières bases donc d'une université ñoo ngi koy waajal taxawal boo xam ne ngir élèves yi ñu produire ñoom ñu bañ a perdre li nga xam ne moom mooy base bi nga xam ne am nañu ci daara ji kon donc éducation moo ci jiitu ñoo ngi ci étude recherche am na institut boo xam ne les questions wala yeneen documents yi dina ko mën a wane formation professionnelle am na ay ateliers yoo xam ne corps de métier yëpp ñu ngi ciy yëngu on est dans l'agriculture on est dans l'élevage ñoo ngi ci mbéyum ceeb bi ñoo ngi ci dugub ji ñoo ngi ci càmm gi donc loolu lépp patrimoine la boo xam ne yoonu murit ko moom Hizbut Tarqiyyah moo koy administrer au nom de la communauté communication yi ñoo ngi ci parce que on a mis en place la première chaîne de télévision IP au Sénégal wala je dirais même en Afrique donc loolu am na unité économique yi ñoo ngi liggéey ci domaine yu bëri yu wuute ñoo ngi ak benn mosquée muy lieu de culte boo xamante ne actuellement yàlla suñu borom dimbali nañu ba bokk na ci jàkk yi nga xam ne boo duggee Touba di nga xam ne am na un souci boo xam ne bu xóot ci xam-xam xam ne l'islam ku daan wër lu rafet ci àdduna si ci dëkku l'islam nga daan dem da nga daan dem ci réewu l'islam yi gis lu rafet tey jii architecture yooyu amoon ci réew yu mag yooyu moo xam Bagdad la wala nga dem Turquie wala nga dem Madinatul Munawwara architecture yooyu yëpp ñu ngi ci fi ñu toll nii di ko delloosiwaat ci mosquée boobu.